doole amul toog ñu xoole baka sara demba man de. salaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci Bakel 24 TV ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar bu baax a baax kenn ku nekk ci yéen di leen jaajëfal ci safoo geeg kóolute gi ak topp bi ngeen ñuy topp saa su nekk tey jii nag sunu émission jàkkaarloo bi ñu ñëw indil leen kilifa goo xamante ne si dootuñu ko présenté fii nii au niveau de Louga mu nekk jëmm ju mag marqué empreinte am ci politique bi kooku moom mooy kan Djily Lo ndax tey jii boo demee ci commune bu Ngidila bi nga xamante ne si foofu la bokk soo waxee ñaari politiciens yi gën a mag faaw nga boole ko ci kon donc loolu rek day wane ne am moom bokk na ci ñi gën a influencé géewu politique bi ci commune bi nga xamante ne si moom la bokk bala ñuy gën a sori rek dañ leen di bàyyi ak sunu gan moom Djily Lo mu nuyoo laataa ñuy sóobu ci waxtaan wi. salaamaaleykum monsieur Ndaw ñu ngi lay nuyu bu baax mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan ci Bakel 24 TV. di nuyu mbooleem koo xam ne ñu ngi suivre à travers yeneen xarala yi nga xam ne mooy jumtukaayu téléphone yi wala yeneen ñu ngi leen nuyu ñëpp kenn ku nekk di la ziar. di leen ziar ci koor gi di leen def seen wàccuwaay. maa ngi tudd Djily Lo ci responsable politique ci commune Ngidila waaye di conseil municipal di tamit premier secrétaire et du conseil départemental bu Louga yaakaar naa ne loolu mooy présentation bi ci man. jërëjëf monsieur Djily Lo yaakaar naa ne présentation bi leer na tey jii ngir gën laa xamlek rek ñi nga xamante ne si ñoom ñooy say soppe say militant ñi lay dégg te xamuñu la buñ doon wax kan mooy Djily Lo jaar-jaaram lan nga ñuy tontu. waaw Djily de moom yàlla def na bi ma màggee Kër Mbari gi laa yaroo fi laa juddoo fi laa yaroo sama papa xam ko ci El Hadj Aliou Lo mu nekkoon kilifa bu mag ci parti socialiste bañ tuddee woon ko carte d'identité du parti socialiste demoon na ba ni sëñ Fallou yàlla ma bind waaye sëñ Fallou ma maas nekkoon taalibe un fervent mouride boo xam ni ñëpp a ko xam ci yoonu sëñ Tuubaa sëñ Mourtala moom la njëkk a gane si fii ci Louga ñun juddoo fii ci Kër Mbari yaroo fi jàngee fi école primaire jóge fi dem Louga def fa collège bi ñu demee lycée ci la ñu yàlla def jamono ñu xëy na ñu dagg suñu njàng dem extérieur biñ fa demee tam man extérieur yaakaar naa dama fa def ci 8 ans la toll. yàlla def ma dem fa maa ngi kii këyit ak lépp nag mais bi ma demee ba gëm ni daal di danga war a toog seen dëkk ma revenir au Sénégal ñëw toog fi pour war a jéem a liggéey fii jéem a xool daan sama rôle gisit yu bari yoo xam ne ñu doon am ci dëkk bi mun a xarima doon am ci commune mun a xarima xam ne lii daal te dese war a ñëw toog pour faj ko mais mënoo toog ci àll ba di ko kaas looloo waral suñu ñëw fii donc mais yàlla def nañ daal amoon nañ parcours bu mel noonu. parcours boo xam ni immigration def nañu immigration bu ñu fi jógee nag ñu ñëw fii mais commerce la ñuy def léegi. di def wàllu entrepreneur maanaam BTP ak comme li ma la ko waxee waa commerce daal. maanaam opérateur économique. waaw donc bi nga ñibbisee yow lan moo tax nga dugg ci mbirum politique bi nga xamante si ci la ñu bari ràññee. waaw wax naa la ko biir wax nee naa la. am na yu ñu naqari ñu doon gis ci commune bi. yoo xam ne xëy na bokk na ci li tax ñu ñëw nekkoon ci politique yàlla defit man bi may dugg ci politique li may wax politique accidentellement peut-être léeg-léegi sax da nga dugg ci loo xam ne bi nga ciy dugg xëy na yaakaar mu noonu nga ci fa nga ci toll moom nga ci toll. par yàlla def nga toll ci noonu. ndax it booba jamono am naa lu ma metti ci dëkk bi loo xam ne gisoon naa ko ci dëkk bi ma dugg ci politique waaye jàpp ma ni woon danaa ci egg fii peut-être ndax. jamono jooju ñun Macky Sall lañ àndaloon kenn ku nekk xam na ne Macky Sall boobu da doon doog a dugg ci politique. di doog a nekk ab leader politique ñëw ñun ma nekk Europe man ñu tase fa man ak moom muy ñëw Italie bi muy ñëw ñoom ñu woo ma boobu Moussa Cissé Lo moom ma woo ni ma Macky Sall day ñëw Italie te xam naa ni il faut nga jàppale ñu ci jàpp naa ni yow am na loo ci man quoi yàlla def man ma nekkoon boobu maa ngi Norvège Oslo ma jugee Oslo ñëw Rome. parce que ak moom Macky Sall ci boppam ñu toog ñu ñëw ñu war a def discours comme ni mu ko waxee woon yàlla def xam naa ndeysaan suñu mbokku pël yi bari ñoo xam ne dañuy am kersa. discours bi ku ñu wax ñu ni mënuñu koo def ku ñu woo mu lànk ni man xalaatuma def discours man ñëw ma wax ci nit ñi ma jël ko. yàlla def ma def ko discours ba maa ko def
au niveau de Rome. maa def discours bu ma ko defee ba pare président woo ma ne ma yow de il faut nga ñëw ànd ak ñun liggéey parce que dañ la soxla yow suñu frère nga daal ça va expliquer situation loolu mën naa ni. moo gën a tax ma dugg ci politique. par la suite ay 2 mois après ma ñëw Sénégal bi ma ñëwee mu recevoir ma ñu toog waxtaan mu ne ma damay ñëw Louga tourné donc il faut ñu ànd ak yow ñu dem Louga ma ñëw bi ma ñëwee ma yóbbu ko ci dëkk yi nga xam ni moom laa am yaakaar muy Kër Bari gi Macky Sall ñëw na fi heure bii. boobu mu ngi président nekk président wala mi ngi opposition. mu ñëw fii ma yóbbu ko Wali Ngara sama recommand yóbbu ko Ñeem Cissé ñu dem jëlër ci commune bi dëkk yooyu wër nañ ko fi. lan moo la facilité woon nga réussir discours boobu noonu da nga amoon habitude di wax ci mbooloo wala da nga doon jiite ay association lan moo tax nga mën a réussir loolu. waaw comme li la xam nga ñun moom yàlla dafa def comme ñun suñu kër yàlla def nañ ñun vraiment. macha allah li ma la wax ci suñu papa peut-être lañu xamee lu bëree bëri. ci wàllu politique lu bëree bëri ñun dañ ko doon fekkee fii ci dëkk bi. daan ci nekk lu bëree bëri tam responsabilité yu bëree bëri ci dëkk bi tam ñun ñoo koy jiite. donc bëri na yoo xam ne dañ koy def ci mbooloo. donc c'était pas facile mais lépp ci àdduna da nga koy jéem a def pour man. d'accord bon boobu metti woon na nag parce que boobu y avait beaucoup de monde. dans la salle donc c'est un peu compliqué. mais man gëm naa ni war naa ko mën a def ndax ñii ñoom duñ ko def ba àdduna tukki. mënuñoo wax luñ ko defee lànk nañ daaw nañ sànni ko kenn koo jox mu ne mukk man dañ ma ko jox ci 2 heures temps laa ko liir ko ay 5 fois 7 fois ñëw taxaw dóor ko def. macha allah jamono bi ñu ngi ci weeru koor ku wax weeru koor wax weeru dimbalante te yéen diñ leen di xaar lu bëri ci loolu naka ngeen tërale loolu noonu ci weeru koor gi dimbalante yeeg seeni militant di nga leen fas yéene jàppale. waaw loolu tam xam nga comme li may wax weeru koor moom bu jotee. kenn ku nekk war nga ca la nga am lu mu néew lu bari. war nga cee comp seet ko ci dimbali bu doon sax kenn nit la wala ñaari nit war nga koo def yàlla def na nag ñun bi ñu xamee loolu ñëw nañu démb la ñu commencé bi ñëwee wër nañ këri diine yi këri diine yëpp jaar nañ fa jox leen suñu ndimbal li ñu am demit masawu leen waxtaan ak ñoom. ci li nga xam ni mooy tolluwaay réew mi wax ak ñoom it ci ñu ñaanal li nga xam ni mooy waa réew mi ak le président de la république ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal di liggéey ci dëkk bi. donc loolu tam ñu rafetlu ko ñoom it bi ñu paree ñu jëkkati ca lañ am jox leen bu ñu fa jógee tey ñu woo militants yi ak responsable yi ci lañ jógee nii sax. ngeen ñëw ñoom it ñu ñëw jox leen li nga xam ni moom lañ leen war a jàppale ci koor yi. ba pare it di leen gën a ñaax mu gën a moytu ci mbas yi nga xam ni moom moo fi nekk. ndax it ba léegi jógee ko fi donc kon li nga xam ne daal moo ci am solo mooy. li ñu waroon a def ci loolu lañ ca man def nañ ko ndax kenn mënut a def lépp waaye la nga man ca la ñu man daal jam am ci yéene. yëkkati nañ ko jox ko ñi nga xam ne population yi. comme émission bi moom du bàyyi dara dañuy gën a xamle rek invité bi ak ñi koy seetaan bëgg nañoo xam Djily kañ la commencé woor ba ak ndax moom daawul def ay wooru gàlle gi yooyu noonu ak anecdote yoo xamante daal boo ko fàttalikoo dina la def ay reetaan ci koor. woor nag ñun. man yàgg naa ko def waaye nag comme li nga wooru gàlle du ñàkk ci xale. boo commencé foo jaar nga def ay affaire yu réel daanañ toog fii léegi gars yi nii dañuy togg benn affaire ñu ni bu ko defee ñu togg mu jaar ñu ni si saa yi affaire bi daa métti de man saa yi dama dem gis gars yi jigéen ñi gars yi ñu togg ay baxal neex togg ay affaire yoo xam ne saa yi tellement que affaire bi ni muy safe moom day mel dañ seytaane da jër waxu rek nekk ci biir yëf yi moom daanaka pour nga dem may leen ma mos moom daanaka day mel ne rek dañ lay piqûre dara pour nga dem demander donc c'est très compliqué waaw mais yàlla def na ñun loolu yàgguñu ci nag ndax it biñ ko defee ay quelque temps ñu jël nag suñu responsabilité xam ne lii kat dañoo war ñu di ko def ndax it après comme li may wax boo xam nga boo nekkee Europe presque ci woor ngay dëkk donc foofu doo bañ a woor mënta nekk bon man Europe mosuma faa caaxaane woor dama ko doon woor ba ma fay jógee jaa ngi gën a jëm mag te fur et à mesure que ngay ñëw fii da ngay continuer di woor donc du loo xam ne daal du lu ngànt loo xam ne ni mënta ñàkk moom mosuma koo caaxaane donc waaw moom ñu ngi ciy góorgóorlu wax dëgg yàlla lu ñu mën. nga nekk ci milieu bu doy waar muy mbiru politique ndax doo tëdd ba mu yàgg nga xalaat ne man daal lii teema cee génn am ay regret ak bu doon tey jii diñ koy defaat ndax da nga ci duggaat. waaw mais gor su ne gor la xam nga tey da nga dugg ci dara te ma la wax léegi. parfois mën naa am ni buñ ciy dugg sax xëy na xalaatuñu woon loolu. mais gor rek la mën a doon da nga dugg ci dara dem ba mu jàkk dootoo amatoo sañ-sañu naan da nga ciy génn wala ngay wax lenn ndax
ñi ngay àndal ay góor la ñu doon tey jii da ngay ànd ak nit ñoo xam ni pas-pas bi ñuy am yow ñooy ëpp sax sa bopp sa pas-pas bopp yow donc sañu too wax ni yow man lii dama ci regretté wala damay bàyyi wala damay dellu ginnaaw jom ngay am fulla am fit ñoom ñu pousse la ànd ak yow bu ko defee li nga bëgg ngeen am ko ndax it man yàlla daa def ñi ma àndal nekk nit ñoo xam ne ay borom jot nañ ñi ma àndal man vraiment dama ciy gis parce que buñ toogee nii sax di wax man du ma bëgg a wax ndax lu ma war a wax ñoom dañ koy wax ci lu baax ci lépp loo xam dañ cee nekk maanaam yàlla mooy dogal yàlla rek moo fi ne mais wax dëgg yàlla bu ma waxee dëgg te yàlla tax même ñoom bu doon damaa am lu may ragal sax wala ma amoon loo xam dama koy xalaat sax ñoom tax nañ du ma ko def ndax fit lañ may chaque jour ndax wax dëgg yàlla taxawaay bi ñuy taxaw man day jéggi sax sama day man ci sama bopp ndax lépp lu ma war a def wala fépp fu ma war a taxaw su ma nee leen dem leen ñu départ su ma nee leen ma da nekk fi nangam nu ñuy def ñu ni ma dañ def ni baal ñu dem donc kon loolu moo ci am solo ndax man nekkuma fi toujours maa ngi Dakar maa ngi feneen waaye ñoom am nañ fulla ju toll ne lépp loo xam ne maa nga ca rek ñoom ña nga ca chaque jour wax dëgg yàlla ñu ngi dóor ñu def lu am solo diirub nga nekk ci langue politique ak suñu jon yàlla tey lan nga ci mas a dund loo xamante ne si metti na la lool bon xëy na du ma ni am naa ci lu ma dund lu ma metti parce que li ma jàpp ni li ma mënoon a wax ni lu ma metti la mooy nga dem compétition gagné wu loolu moo la war a mën a metti te loolu mënumaa metti comme li ma ndax ku gëm yàlla laa gëm naa ni yàlla moo dogal loolu te xawma lu tax mu def ko donc dama koy gëm damay gëm ni suñu borom looloo ko neexoon mu def ko mais am naa ci expérience ndax man loolu bànneex laa koy tudde du moo ko tudde sax lu ma metti ndax expérience la ma jox boo xam ne tey bu tan tey la tey mën ta demee noonu ndax gis naa ci loo xam ne luñ def yuñ ci def yoo xam ne bu doon tey la du demee noonu bon expérience la loolu du lu may nekk lu may metti daf may neex ndax gëm naa ni adduna moom lu ci mën a lu mën a doon rek am na noo koy defee da nga xam li nga xam ni moom ngay war a taxawee suba ndax jàng lay doon loolu moo ci am solo am na loo xamante ni si tamit vraiment ba tey ji neex na la trop ci sa parcours politique waaw am na lu ma ci neex parce que comme li ma la wax ànd ak ay nit ñu baax dëkk ak ay nit ñu baax dëkk ak nit ñu la yéene nga nekk ak ñoom loolu dafa am solo te it bu dee ñun li nga xam ne ci la ñuy yëngu ci politique bi tam maanaam solo lu ñu ci lool te yàlla def na yi fi jaar ay échéance ci politique yëpp dañ koy gañe benn boobu lañ fi perte mais beneen bu fi jaar gañe nañ donc comme ñu ngi gañe mënoo bañ a am lu mënoo ci am lu la naqari loolu neex nga ciy am donc kenn ku ne yaakaaroon na ni ñun fu ñu demee dañuy gañe wala nangam mais yàlla di def ñun fu ñu demee ñooy gañe élection yu ñu dem ñoo gañe depuis boobu donc mënoo te barème bi day yokk mënoo jóge ci ñi ngi jóge ci 200 dem ci 800 dem ci 1200 dem ba ci 2000 et quelque ay différence de voix kooku ak percée la bu am solo ndax bu doon tey da ngaa jóge tey bu doon da ngaa jóge ci 80 suba nga ñëw 60 ginnaaw suba nga ñëw 50 dootu ko mën a calculer foofu da ngay xam ni li nga yor jaxasoo mais li lay wan ni la barème boobu moo am solo mooy nga yéeg nga jóge ci 80 def 200 def 1000 et quelque def 2000. d'accord ça veut dire que yow kon li nga yor mi ngi yokk wàññi. mais loolu tamit est-ce que maanaam melokaanu élection yi joué wu ci. melokaanu élection amul li may wax toujours gis nga fii nit ñi ki ñu gis nañ xam. parce que am na ñoo xam ne mënoo wax tey jii man gis naa ñoo xam ni doomu aadama yoo xam ni boo li woon Macky Sall la ngi nii jiire ngi nii du ñu wooteel Macky Sall te man bu ma ñëwee ñu atta ñu ànd ak waaw loolu laay wax ma melokaan. xam nga nit waaw mais moo li ma la wax c'est-à-dire ñii ànd ak yow lañ àndal gëmuñu ki ngay wax. d'accord même bu dee dana ci jouer un rôle parce que c'est le président de la République am na lu mu ci jouer mais yow mi nga xam ne yaay dem sur le terrain yow la ñu xam yow la ñuy waxal parce que ñoom bu ñu amee lu ñuy wax ñun gisuñu Macky Sall yow la ñuy gis yow la ñu naan mais yow ñun de bëgg nañ nangam def nañ nangam bëgg nañ nga jàpp lañ ci nangam bëgg nañ ngeen dimbali ñu ci nangam dañoo am problème sànq dañoo am problème kon ki ànd ak yow la àndal mais àndut ak sax ki ngay yaakaar bien vrai que nag loolu am na ci lu mu ciy joué am na ci lu mu ciy joué waaye li ci ëpp solo mooy ki ñuy gis nit ki ñuy gis moom moo ëpp solo ci loolu ndax tey pas mal de gens yoo xam ni ñi ngi fii ci dëkk bi ñi ngi Kër Mbaye ñi ci yeneen dëkk ñi ngi feneen mais tey da lay wér ni bu dee man maay dem élection mën nañoo ànd ak man mais am na ñoo xam ne bu dee ñoom ñeneen lañ àndal wala keneen ay dem mën nañoo bañ a ànd ak moom donc loolu mooy solo si daal. d'accord donc moo tax benn élection daal yombul. oui effectivement ñu gis aussi ay ndaw ci dëkk ñu jafee communiquer la ñu jafee lëkkaloo ni te dañoo gis ne ndaw ñi da nga am benn complicité bu dox ci sa diggante ak ndaw ñi loolu ban secret la lan mooy secret Djily ak jeunesse bi. bon loolu secret bi du dara lu dul man xam nga man li may wax avant may def politique
xale yi dama leen daan jàppale yàlla rek tax may wax ci lu ma mën dama daan nekk Europe jël ay maillot wut ay dosaar wut lu ne ñoom indi waa Kër Malick man Kër Malick fii xale yi yàlla def na ñoom lu ma bëgg a def sax ñoo koy def fii musuma fee am problème ci ay élection gars yi dama leen fii laminé dóor ba ñuy bëgg a dee ay certes la ñaawee ci seen parce que xale yi ñu jigéen ñi ku mën a doon séq naa ñoom jàmm li ñu nekk itam dinaa ci nekk samay kilifa laa fi nekk ñii ñëpp sama kilifa lañ kii ngeen gis nii sama kilifa la sama mag la sama lépp la mais ñoom ñëpp kenn ku nekk jox naa la cër bi nga xam ne moom laa la war a jox ñëpp kenn ku ci nekk tamit am na loo xam ne séq nañ ko suñu diggante bu ma la ñaanee dara mën nga koo bàyyi may ma donte jàpp nga dara sax danga ko mën a bàyyi may ma loolu nag laa séq waa dëkk bi moom laa séq ñu bari xale yi itam ma leen di dimbali ci seen wàllu sport dañuy am seeni final ñëw tuddee ma jàppale leen la ma mën ñu am seeni final ci fenn ñëw wax ma yëkkati la ma mën def ko ci tey du ma ci mujj gannaaw danaa fexe ba la ma leen di defal ku ko gis xam ne da nga ni gàcce ngalaam te loolu moo ci am solo ndax it xale yi li ñu am rek mooy li ñuy def ñoom nga di leen ci def jàppale leen si étudiants yi bu ñu amee seen soxla bu ñu waxee lu ma mën ma def barki de moo njaay woo nañ ma Dakar ñu ñun kat dañu woor dañu bëgg ngeen jàppale ñu koor bi ba ñu ma woo ma leen nañ leen tase Auchan bi ñu dem Auchan bi ma leen jëlee lu ngeen bëgg ñu jël lañ bëgg rek ma fay ko ñu dem donc yooyu xam nga day marqué du dara c'est symbolique du dara parce que loolu ñoom mun leen a dundal pour toujours mais au moins acte bi mooy ñoom woo nañ la jot nañ la wax nañ la dimbali nga leen ci la nga mën loolu rek la du leneen surtout accessibilité bi quoi voilà buñ la soxlaa man la soxlaa jot ma woo ma man ku ma woo ma wuy la man ku may woo doo ma jot ku ma woo danaa la jël boo ma waxee lu ma mën na la wax moo ko mën nga mun wala lii laa jëm effectivement li ngay dund ak ndaw ñi lu mel noonu ñu ngi koy dégg ci maire yi mooy jigéen ñi nga xam si dañuy def ay mbootaay souvent dégg nañ ne Djily da ciy def loxoom bu baax a baax ndax loolu mën nga koo firndeel waaw jigéen ñi tam comme noonu la rek mooy li ma la wax léegi nii rek ñi ngi wax ci loolu parce que am na lu ñu leen di defal am na lu ñuy wàcc ñoom pour defal leen ko jàppale leen ko pour seeni programme pour que ñoom ñu gën a suuree loo xam dañ leen koy jox gratuitement pour lu ñu leen di lebal pour ñu leen def dara mais ñu leen di jox gratuitement pour ñoom ñu def ci seeni activité yoo xam ni peut-être bu ñu ko defee la muy ndaw dana leen jural dara ndax am na ci ñoo xam ni danaa la jox benn kii fu mel ne am na benn dëkk boo xam ni dañ ñu faa jaaroon ay jamono ndax bëgguma tudd waaye jamono yëlee ci élection législative ñu jox leen 20 000 comme 25 000 ndekete yooyu dañoo 25 000 dañ ko téye di ci def ay saabu ay nangam ba tey jii may wax ak yow tey jii bi ma leen laajee nee nañ dem nañ ba àgg 700 000 ah bon waaw ci 20 000 francs yoo xam dañ leen ko joxoon ñoom ñu ci doon pour café lañ leen ko joxoon pour ñu dem def ci seeni affaire mais bi ñu demee ñoom dem nañ ba am ci loolu tey jii tey bi ma leen laajee nee nañ ma dem nañ ba loolu nekk 700 000 francs. 700 000 c'est vrai. donc ñoom nee nañ ñoom bu ñuy def seeni gàmmu ay hôtesse bu ñuy def ci lañ koy jël ci xaalis boobu la ñuy def ci seeni problème macha allah bu ñu demandé kenn ni ko waaye ñu dañoo war a def hôtesse loolu c'est très important. Effectivement. donc léegi nag boo yëkkatee lu toll nu ci ab 100 000 francs wala nga jox leen ñu commencé tey jii ñoom danañ dem ba duñ soxla kenn dara donc yooyu mooy li nga xam ni ñoom man ci loolu lay liggéeyee ak ñoom. donc am na solo Djily ambition politique am ci kanam lan la. bon ambition bi li ëpp solo pour le moment c'est le maire d'être maire de Guidira. mooy li nga xam ne mooy ambition bi nga xam ne moom. mooy li nga xam ne ci la ñu nekk. ndax jàppoon na tamit mooy ambition bi gën a metti. waaw moo gën a metti parce que lu tax mu gën a metti. mooy premier palier. parce que lu mu mën a doon dafa am fooy jaar ba bu continuer. palier bi jiitu daal mooy être le maire de Guidira. yaa ngi ciy liggéey. waaw loolu moom pour toujours. am nga ci confiance bu baax a baax. waaw loolu moom mën naa ne bàyyi ko parce que jàpp nañu ne tey lañ ci gën a am confiance. du yomb de. waaw du yomb ne dara yombul àdduna dara yombul. judd moo njëkk a metti boo juddoo rek yaa ngi ciy problème ba ngay dee. àdduna dara yombul mais li ngay gëm mooy nga gëm sa bopp ba pare def li nga war a def li ma la waxoon léegi après na nga gëm yàlla xam ni yàlla rek mooy dogal yàllaay joxe mooy xañe mooy def lépp li ci des moom nga bàyyi ko ci loxo. d'accord ku wax Djily Lo ku wax Djily aussi xam ne ci APR la bokk président Macky Sall moom moo jiite parti boobu noonu mairie bi nga bëgg ki fa nekk ci parti réew mi la bokk Idrissa Seck moom moo jiite boobee parti te gis nañ ne Idrissa Seck ak Macky Sall léegi dañoo lëkkaloo li gars yi di wax ne kenn mënatu leen a taaxal léegi mburoog soow lañu ndax mburoog soow moom buñ ko indee fii nii au niveau local ndax duñu jàpp ne Idrissa Tall moom mooy nekk sukkër si léegi Djily Lo moom lan lay doon. xam nga ñun loolu moom li ma wax toujours ma wax. eggaguñ ci te benn ñun mburoog soow moom
des na sukkar nga xam nga am des sukkar. mburoog soow ci gouvernement xam nañ mais mburoog soow ci au niveau local déggaguñ bon sukkar si safagul mburoog soow bi mën na la waaye naan ko mooy jafe naan moo tax ma ne la baadu Idrissa Tall mooy sukkar si waaw moo tax man la du nekk sukkar si mën naa bañ a nekk sukkar si moom du kenn du ko gaaw a nekk ndax du dana yomb loolu na jafe loolu dana yomb li nga koy waxe noonu mu nekk sukkar si dana jafe ndax xam lu tax ñoom ci seen i déclaration boo dégloo ils ont entré dans le gouvernement mais déggagoo ñu ni ñoom ñëw nañ ci coalition Benno Bokk Yaakaar pour ànd ak ñun ci nangam liggéey déggagoo ko moom defagul déclaration boobu moom déggaguma tam seen leader def dégg naa nag ñu ni ñoom ànd na ñoom ñun ci liggéey bi dañuy jàppale ci liggéey bi loolu dégg naa mais déggaguma politiquement ñu ni ñoom ñëw nañ ko ànd ak ñun ci li nga xam ni mooy wàllu politique maanaam dugg ci Benno Bokk Yaakaar pour def nangam dugg nañ nag ci gouvernement bi loolu xam na waaw dugg ci gouvernement bi du ñàkk tamit lépp ay négociation la ndax buñ demee ba àgg ci loolu noonu du ñu négocier nekkat nañ wax kii di Djily Lo mu arrière. ñun on a une seule position ñun arrière moom duñ ko def dinaa ne pas question nit di xalaat sax ni ñun danañ arrière loolu moom ku koy xanaa ñoom dañuy arrière ñu topp ci ginnaaw waaye ñun moom ñu topp ci ginnaaw. kon daal Djily Lo dafa mel ne tey jii bu Idrissa Tall nekkoon sukkar si moom xorom lay mujj nekk. waaw wala kaani bu saf saf kaani bu saf saf laay doon du ma nekk sax xorom day tuuti de man moom nekk may kërandoo ma soowandoo ma man kay. manoon li ma gëm. mooy ñi ma àndal tant que ñu ngi gëm li ma gëm. dëgg la waaw dafa mel ne temps bi fi mu doon nii mu ngi gën a dem. ca la ma nekk rek laay nekk. waaw man moom kon moom da nga gis cere sow ji ñu def kaani jiw kenn mës a gis. kenn du ko naan tey jii commune bi nga xam ne si moom mooy commune bu Ngidila su ma la waxoon bilan bi ñu fi jot a def wala nga leen di noter ban note nga leen di jox sur 20. man moom mun ma leen a noter ndax li ma gis mooy ñoom jaay suuf dong la ñuy liggéey ak jaxas xam nga nit da ngay nite. man mënumaa gis koo xam ne yow mun laa wax benn bilan bu mu lay wax lu dul jaay naa suuf sa fee te ñim jaay yëpp mënoo gis ku dem dëkki wala ku dem tabaxi daanaka xam très rarement ngay gis ku fexe ba tabax moom fa mu dem dafa fexe ba defar ko mu baax mu fexe ba yóbbu fa courant yóbbu fa ndox dem def fa ak këram dëkk loolu la def mais gisoo ba sax daanaka ku fa dëkk moom doo mu fa dëkk kan moo fa dëkk tey jii su ma jëloon yeneen lotissement yi kan moo fa nekk te on a fait plus de 6 non on a fait plus de 7000 et quelques kër yoo xam ne joxe nañ ko ci commune bi te mënoo gis kër bu kenn dëkk 1000 kër gisagoo yoo xam ne dëkk nañ ko ci biir commune fan nañ jël lotissement yooyu yëpp dara am dafa vide. mais est-ce que xaalis dugg na. bon xaalis dugg na mais xam nga xaalis dugg ba pare problème des loolu la ñuy wax. tey ji kon su ma jëloon sama téléphone jox la le maire de la commune de Ngidila monsieur Idrissa Tall lan nga koy conseiller lan ngay wax ak moom. la ma koy wax man bis bu ne ma waxoo ko conseil municipal la ma koy wax mooy man toujours ma ni ko man d'accord ñu ci ni ngay caxat-caxatee suuf si parce que suuf si dañoo am ay génération future yoo xam ne dañoo war a ñëw fii tey dund am na leneen loo xam ne war nañu ñun ci commune bi mais mënoo jël commune bi ni da ngay maye suuf si ba mu jeex bu ñu la waxee ngeen na nga koy maye ñoo koy may du la ko wax moom danaa la waa Louga laa koy may parce que Louga dañoo nanga mais Louga tey boo dee ni may suuf sax te am maire bu fa ne war ngaa concerté woo moom ñoom ñu xam ni ñuy def ñoom suuf si bu maye mais yow da ngay maye nee nga da ngay maye mais maye gi ngay maye jaama neex nga koy maye clientèle politique ay taxi mbaar bu élection jotee ñooy ñëw di taxaw di wàcce ay nit ñuy jël di dem ngay dajale nit ñi en période de pandémie nga dajale nit ñi ñu mel ne ak gàmm ñu dajaloo foofu kenn ku nekk di verser xaalis ngay jël seen xaalis ba pare doo leen jox kër ba léegi ñu naan leen viabiliser laa leen defal dama leen def di doo génne dara parce que loolu dafa nekk problème xam nga nit ñi il faut ñu yow li ñu war a njëkk a poser question mooy ana lotissement yi njëkk yi ñu defoon ba léegi kan moo fa dëkk loolu la ñu war a njëkk a lijjanti ña nga def booru njindi sekk bu ñu fa demee sam fu ko noonu bu ñooñu sempi sànni ñu naan raañ mun ñoo def defoon nañ ko bàyyi gi problème la woon dem nañ ci ba ci ay tribunal ak fu ne àllarba yu bari boo demee fekk ko tribunal mais loolu lañ war a lijjanti yeneen yi ci des parce que am na ci suuf yoo xam ne mënoo ko jël ci ay wax nii rek ba dem moo amoon ci jëleeru c'est tout dit wax naa ko fii. dafa mel ne Djily moom ci coowul suuf moom suuf rek lay bañ ko laal ci commune bi dafa mel ne bu ñu ko déggee wax rek suuf lañ laal. non suuf sax du loolu wala suuf rek moo la naqari ci commune bi. du loolu damaa xam ne ni ñu koy defee baaxul man ba ñu ma woon xam nga nit ñi am nañ problème mu dëkk waaye tey jii Louga bu amee problème li ma la wax war ngaa mën a créer lu tax waa Louga am fu ñu dëkk war ngaa créer lu tax waa Ngidila am fu ñu dëkk mais dafa am noo koy defee mais du yow nga ñëm dagg ab àll ba mu jeex nga téye ko nag sa bureau ku ñëw nga ni ko waa saay ndaw yow mën ngaa àndal wala àndal man ah man de loolu yow laa àndal. est-ce que noonu lay demee. mais noonu la demee c'est ça loolu am yow laa àndal nga jox ma ànduma yow du ma la jox ñaata ñu fa déposé amuñu
ñoo xam ne xëy na ànduñu ak moom mais tey bi ñuy dem élection législative bi mu nekkee nee na candidat la woon xaw ma lan lu ne la doon def li ma la wax lu ne la doon def am na boo yoo xam ne am na association bu dëkk Kër Sëñ Louga boo xam ne leen doon jox ay suuf loolu taxul ñu àndoon ak moom loolu amoon na xam nañ lépp li fi xew. d'accord mais gis nañ aussi muy def ay actes yu rafet lu ci mel ne wut forage yu bënn ay ndox wala bokk ay machines yi bënn forage population bi di ci naan loolu moom xanaa gis da nga ko rafetlu. man gisuma ko da nga naan fekk na fi ay forage yu fi amoon mu dem indi ay panneaux solaires am def ko fa calculer def budget bu ko neex ni moom la ci def loolu la fi am mais forage yi ngay wax forage amu fi de ndax bu dee yu Kër Sayer yi ay tubaab ko fi defoon loolu kenn bënnu li ñu fi def ay teen ñoom ay teen pompe lañ fi jotoon a def biñ ko fi defee yaakaar naa benn moo am wëli benn am dëkk ba Kër Mayib ak Rita Diaw Kër Mayib ak Njibbi Seck diggante Kër Mayib ak Njibbi Seck yaakaar naa la boole benn ñu waa Njibbi sax dem Kër Mayib ba fa nekk yaakaar naa ñoom la defal benn donc loolu lañ gis man mu def ko fi mais man ay forage parce que forage moom mooy lii nga romb ci Kër Baari ñi boo ko rombee xam lii forage nga gis château d'eau bu jóg mu nekk forage bu wér nga xam lii forage la mais forage boo xam ni da ngaa gas ab teen boo mu xóot loolu ku nekk mën na ko nga gas ko ñëw taxaw sànni ko gaayee léeg-léeg dañuy am problème ndox am na ci ñu ma sollicité bërki dem waaye te jaw googu dañ maa sollicité dañ bërki dem pour wax waxi batterie dañoo am problème batterie xam nga lan pour ñu am ndox waa léegi yow nga ñëw jël ko noonu naan def lu la neex nit ñi commencé def ci seen alal ba pare du dem du dikk loolu baax comme temps bi jeex na li ma chargé di signaler noonu dañuy gaawantoon rek 10 minutes incha allah xanaa ngir la moom amul yeneen ku jë politique ñun jili rek lañ fay dégg ana gars yi. waaw bon gisaguñ leen peut-être xëy na danañu génn au moment venu peut-être dana am ñu génn. bon mais ñun daal li ëpp solo mooy li may wax li ñu war a def ñun danañ ko def bu keneen ñëwee danañ def li ñu war a def bu keneen ñëwul it danañ def li ñu ak élection yi ñu jàpp ko ndax depuis 2019 ngay xaar. waaw loolu moom wax nañ ko ba tey ndax ñun ay élection man benn maire laa ci reconnaître maire bu ma àndal ak ki ma àndul kenn laa ci reconnaître parce que xam nga nit moom légitime ñu daal sa kanam kenn légitime ci ndax fi mu ne nii da ngay wax rek ñu lay déglu ñu neex ñu déglu mais kenn ku ci mën a wax loo xam ne da ngay force ñu amut parce que kenn légitime ci ci ne soog yow ba nga jeexlee kenn xamul kañ la kon nag ñun li ñu mën a gëm daal mooy ñoom nekk nañ fi nii ay maire yi décret lañu bàyyi nañ leen fi ci décret ñu ànd ak ñoom ci loolu waaw donc avant dernière question bi ji li xam naa ne gars yi mën nañoo jël maire bi jox la ko mais ba doo leen tayle dem toog Dakar ndax nag bëgg nga Dakar de waaw toog Dakar ko xam nga loolu moom dama ci waxoon naa ko ci benn émission xam nga toog Dakar loolu il faut nit ñi bàyyi ko nañ bàyyi loolu loolu du wax dara xam nga lu tax man mënu maa ñëw Kër Mbaye tëdd fii du ma def dara sama militant yi bu ñu toogoon di ma laaj sax sukkar mu ma leen a jox kilo sukkar ñu ni ma naa toog Louga naa toog Kër Mbaye man liggéeyu ma mais nañu bàyyi loolu kenn taylewul kenn boo nekkee attention da nga maa jox benn question may ma tontu la ci clairement ndax nit ñuy déglu war nañoo xam bu baax li ñuy wax lan la parce que loolu dañ koy wax te loolu c'est un faux débat gis nga nit ñi taylewuñ kenn ñun Dakar lañ nekk bu ñu nekkee maire dañuy nekk Dakar bu ñu nekkul maire dañuy nekk Dakar kon Dakar gañ nekk dañ fay liggéey mais demuñu fa rek pour taxawal ak dem tëdd fa toog di xoole déedéet dañ fay liggéey la ñuy liggéey ci la ñuy dimbali sax ñi nekk fii ci la ñuy jàppale ñi nekk fii bu ñu toogoon Louga toogandoog militants yi toogandoog ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéey mais bon ban njariñ lay am amul sens donc li am solo mooy li nga jox nga fullaal ko téye ko ba pare gëm ko nekk ca di liggéey ndax nekk Dakar rek nekk pare ci ak nekk fii c'est la même chose li am solo mooy ñii bu ñu la bëggee gis-gis la suñ la woowee jot la nga am jour yoo xam da nga koy ñëw sa bureau ñu lay gis ñu lay recevoir parce que même bu doon da nga nekk Louga toujours mënoy recevoir nit ñi toujours tu ne peux pas donc kon am na moment yoo xam ne da nga liggéey am na moment yoo xam ne da nga recevoir am na moment yoo xam da ngay dem doxi leneen da ngay defi ay mission da ngay doxi leneen loolu moo am solo ñun la ñuy gëm mooy problème mu Dakar problème mu Touba problème loolu du débat bi mooy ñu jox la dara nga mën koo yor mën a indi ay partenaire mën a yore li nga xam moom la ñu jox loolu moo am solo développer dëkk bi te ñun ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñu nekk mais du ko ñun dañuy ñëw rek tëdd Dakar wala ñu ñëw toog Dakar duñu fàtte waa Louga ndax defuñu nii dañuy ñëw nag nii moom lañ fi jàppale leen liñ man liñ am ñu indi ko bokk koog ñoom loolu moo am solo. dernière question bi moom mooy bii moom xam naa ji dina ko rafetlu muy honoré bi ñu honoré seen commune bi booy dugg si ñu xam ne que dugg nañ ci commune bu Ngidila defee benn tableau ne bienvenue dans la commune de Ngidila loolu la da nga ko rafetlu xanaa. loolu xam nga liy problème du lu may rafetlu man xam nga loolu dama ko rafetlu commune Ngidila dañoo war a wax xam nga tey bu ñeen daa commencé fii yam fii te commune bi nekkoon commune boo xam ne nii dafa beru
boo fay dugg nga xam ne da ngay dugg rek ci biir commune mu nekk benn dëkk tey par exemple nga ni Kër Mbaye nga ni bienvenue à Kër Mbaye yaa ngi dugg Kër Mbaye boo jeexalee Kër Mbaye génn nga Kër Mbaye duggatoo fi Kër Mbaye mais commune ngi dina daal wër nii jëm na gauche jëm na droite jëm na fu ne nga ñëw Louga ñu ne bienvenue à Louga mais Louga commune ngi dina ci la bokk ñoom ñi koy def sax amuñu xel parce que ñoom bu ñu amoon xel wala ñu am xalaat wala ñu am ku leen wax da leen lii bu leen fi def. bienvenue à Louga lañ def wala bienvenue dans la commune de Louga. dama ni bienvenue dans la commune de Louga bienvenue à Louga c'est la même chose ndaxte xam nga yow même commune Louga ndax ca ngay dugg yaa ngi dugg commune Louga. ndax boo duggee yaa ngi dugg commune Louga mais yow bu dee da ngaa ñëw ba fii commune Louga yem nga ñëw fa ni bienvenue à commune Ngidi la waa léegi yow boo rombee Ngidi la booy jëm ana Ngëm Sarr ana Paal ana Sakal ana feneen. waaw ñooñu nañ def. déedéet mais loolu du yàq dëkk bi loolu amul njëriñ xam nga lu am solo Louga bienvenue à Louga bienvenue à Louga bu ñu ko bindee ñëpp ci lañ bokk Louga c'est le département Louga nag ci la Ngidi la bokk ci la Mbéjéen bokk ci la Kell bokk ci la Ngën bokk ci la ñëpp bokk kooku loolu bu ñu ko defee 17 collectivités locales yi fi nekk ci yëpp ñoom ñoo bokk Louga ñu war a kon ku nekk gëm ni li ñu def pour Louga la tey jii bu doon dañoo def sax bienvenue pour la commune de Louga la ñu waroon def mooy dem ni ko yow kat lii da nga ko waroon a changer def ko bienvenue à Louga bu ko defee ñun ñëpp ñu bokk gis ci suñu bopp ñu bañ a def loolu moo doon rectification bi loolu boo ko defee tey kenn ku la gis da lay naw mais kee bind fee nga bind fee waaye si ñëpp mais kon yow lan nga gis ne moom moo tax ñu def ko sabab bi lan la. mais xanaa de yàq ak politique yàq dong ak politique ma laa gis xaw ma leneen parce que amul njariñ amul benn sens parce que tey bu ñu ñëwee booy dugg Louga dugg nga Louga man li ma la wax bu doon dañoo bind commune Louga ndax man defuma ci attention parce que commune lañ bind wala mais bu dee commune lañ bind lañ waroon def mooy commune bi dañ ko war a dindi bind bienvenue à Louga ñun ñëpp ci lañ bokk bu ñu defee commune laa wax bu dee dañoo def Louga normalement commune la ñuy def ndax bu doon Louga la ñuy def dañ koy def fële booy dugg si depuis nga génn nga dugg si région bi waaw moom laa la wax moo tax man rectification boobu moom danaa ci d'accord ku mën a doon waaye nag ñun amuñu droit ñu tam dem ba fee ñu dem à 40 mètres 100 mètres wala 200 mètres dem samp suñu tableau mais loolu kenn duñu nawloo sax ku fi romb dana ñi ay dof dëkk mais loolu baaxul parce que loolu jaaduwul waruñu koo nangu waruñu ñun dañoo war a setal suñu bopp gëm suñu bopp def lu ñu war a def te ñun loolu noonu dañoo am ci lu mu xaj leneen ñun ngi am ay problème ndox am ay problème courant demal ci dëkk yi léegi ci suba am na ñu may sollicité wax waxi ndox am ñu may wax nga def ci ay 4 millions 3 millions mais yooyu lañu war a arrêté yooyu amul benn sens nit da ngay jël da ngay innover da ngay jël sa xalaatu bopp nga di ko def man du ma fekk xalaat yi moom def ko ba pare mu ñëw di toppandoo di def lam defoon ndax lam def ay erreur da ciy am ak lépp mooy li nga wax léegi boo defee commune am na erreur yu ci am donc loolu ña ngi koy defaat léegi yow bu dee yow da ngay ñëw defaat bi la même chose que lui mais lan lay nuru nañ def leneen. émission bi jeex na xam naa ne dama lay bàyyi rek nga def sa dernière intervention sa kàddu gu mujj bu ko defee ñu daal di tëj. sama kàddu gu mujj daal mooy di sant ñëpp di leen gërëm di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw interview ñu di leen ñaanal lii ngeen yor yàlla def ci barke yàlla def ci xéwal def ci bu kawe seen njort ba li ngeen ci bëgg xalaat ko ci mu nekk loo xam ni dana kawe seen njort li ci des di ñaax askan wi di leen wax ni ñu gën a góorgóorlu mbas mi nag ñu ngi fi ba léegi kenn ku nekk jël say mesure xam ni feebar la boo xam ni feebar bu doy waar la kenn ku nekk di ko moytu bu baax a baax ndax it nag xëy na yolomal lañ yëf yi waaye nag teexul nag ñëpp war a nekk rek continuer di def loo xam ni waruñu koo def beneen bi di population bi kenn ku nekk ñu lay baalu ak ci koor bi leen wax ñu baal ñu ak man baal naa ñëpp ak te ñu góorgóorlu àndandoo liggéey ngir réew mi jëm kanam li nga xam ni moom la président wax ci wàllu financement yi xale yi nañ jëm dugali seeni projet te gëm ko topp ko te bu ñu leen joxee xaalis bi ngir nga lawaay ñu def ko ci li nga xam ne moom ko war def bañ ko dem lekk ko ba nga xam ni doo ci def dara ba léegi bu ñu la waxee nga naan xaalis ba lii xaalis ba laa man nag d'accord mu ci ñu leen di jox 250 000 ndax koo ko jox yaa ko indil problème li ma bëgg mooy ku def projet ni 2 millions la soxla nga jox ko 2 millions boo ko mënta jox nga bàyyi ko mais ki joxe 2 millions boo ko joxee 100 000 wala 200 000 yaa ko wax leen loolu moom man loolu laay wax toujours ki jox daal projet 2 millions wala 1 million 500 ni day liggéey jox ko la mu wax pour que yow sa jaan wàcc waaye bu nee 2 millions nga joxoo ko 2 millions jox ko 250 000 yaa ko indil problème wala 300 000 loolu mu ku ca def rek yow la
loolu d'accord. jërëjëf Djily Lo, jërëjëf mbokk yi ñu doon topp di ñu seetaan ci Bakel 24 TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm nii lay demee saa su nekk di jaajëfalaat bu baax a baax Serge mi nga xamante ne si moom moo nekk ci caméra bi di jaajëfal képp koo xamante ni si rek yaa ngi doon suivre émission bi di jaajëfal monsieur Djily Lo ci disponibilité bi ak leeral yi nga xamante ne si leeral na ko fi lépp kon donc dañ leen di jox dig daje rek incha allahu rabbi baneen yoon ak baneen gan ci Bakel 24 TV jërë ngeen jëf.